le grand parrain mi ngi noonu El Hadji Khouma moom la tuddee lamb ji moom la maire yi di wéyal wéy bu neex boobu le grand champion Gorgui Senghor est là ndeysaan Elle est là, Latifa, la directrice générale de Taïba Foot International. Gorgui Senghor. Abdou Diouf, Latifa, El Hadji Khouma, Gorgui Senghor. waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim comme ni ma koy waxee à chaque fois tout droit fii ci Lamyn TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax yéen ñu ñuy suivre di leen di wax ne vidéo yi ngeen jot a seetaan noonu moom mooy wàccaayu lamb ju rëy bi nga xam ne ñu ngi koy waajal fii ci Joal Fadiouth kañ lay doon ñu ne le 17 ak le 18 août lañ teg ñu ne 18 nag ak 200 000 francs lamb ñaari fan ñu teg ci 18 nag ak 200 000 francs muy lamb ju rëy promoteur bi Gorgui Senghor le grand champion wala Sangomar mooy borom Sangomar production ànd ci en collaboration avec ñoomin ko production ñoom ñooy organiser lamb ji ñu toog ak le parrain moom aussi dina ci joxe kàddoom El Hadji Khouma mais toog également ak ki nga xam ne moom mooy marraine bi Latifa ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen dañuy commencer ki nga xamante ne moom mooy Gorgui Senghor mu dalal gan yi d'abord ñu soog a xuus ci waxtaan bi sëñ bi ziar nañ. asalaamaaleykum Lamine maa leen di ziar yéen ñëpp ñi fi teew ku mel ni suñ parrain bi nii di El Hadji Khouma ak Latifa bi nga xam ne mooy beneen marraine bi ak gars yi fi taxaw équipe bi yëpp ak sama jigéen yi nga xam ne samay mag ñoo fi ne ak sama yaay ku mel ni Mariama Tuuti ak Sagar ak Ndey Jaaxeer ak équipe bi yëpp maa leen di nuyu ak sama rakk bi Abdou Diouf ak ñoom Moussa Dia ak ñoom Kumba ak Aïcha ñoom ñëpp maa leen di nuyu di rafetlu lii trop kontaan ci lii parce que parrain yombul ma am benn partenaire bu baax ma wax ak moom mu wax ak nitam bi mu ko waxee automatiquement rek El Hadji Khouma ne moom jël na parrain bi quoi loolu ma ko siy sant di ko gërëm quoi waaw. kon mi ngi noonu kooku mooy Gorgui Senghor le promoteur le 17 ak le 18 la leen di jox rendez-vous fii ci Joal Fadiouth sëñ bu Khouma nuyu nañ la. ñu ngi lay fay mon frère comment tu vas j'espère que yéen a ngi si jàmm. ñu ngi nuyu njabootu Joal gépp di nuyu njabootu Lamyn TV ci dalal bi nga xam ne suñu mag suñu xarit defal nañ ko muy Gorgui international si côté lamb bi nga xam moom la ñu ko tuddee. ñu ñaan yàlla dugg ceeg bismillah rahmaan rahim te mu sotteeg alhamdulilah rabbil alamin fierté lool si parrainage bi. si loolu laa bëggoon ñëw ci tànn bi mu la tànn pour tuddee la li nga xamante ne moom mooy lamb ji événement bu rëy ndax amateur lutte simple xam nañ ne mise 18 nag du ay caaxaan lamb ju rëy la bi mu la tànnee loolu nan la def. bon gis naa ni bu ñëpp mel ni comme suma frère d'abord Gorgui ni mu ko defee dafa def ba sottal door a yëgle kon nekkul parrain boo xam ni da la koy tuddee ba pare mu di ko commercialiser du loo xam da koo def ba pare aussi di ci sàkku ndimbal mais da koo def ba pare jaar ko son frère ki nga xam suma diggante ak moom mën naa ni junneeg 5 000 la muy baabu di ñoomin ko production vraiment muy quelqu'un de multidimensionnel envers moi voilà. léegi yow si làmb la ñuy ñëw ci làmb ji yow lan nga fas yéene indil waa Joal. waaw bon bu dee Joal moom xam naa dañuy. ci cosaan quoi. waaw bu dee ci côté làmb la ñuy wax muy culture nationale damay permettre juste ma nuyu les autorités administratives d'abord ñi nga xam ne ñoo nekk si bopp Joal ku mel ni que excellence madame le ministre Gladima nga xam moo nekkoon suñu ancien ministre des mines tey mu nekk le maire de Joal Fadiouth. di nuyu Alaaji Mamadou Sarr di kenn si ñun di nuyu guide religieux yi di nuyu ak ñëpp ñi nga xamal ñoo bokkal diine bi muy islam bi muy côté chrétien bi aussi côté Joal
ils sont censés à relever des défis concernant la lutte fu nekk làmb mën na fa sooxee ba mu des lu xeetoog Fatick ay Mbour ay Joal yooyu noonu bu ko kenn dundalul loolu yéen warul lañ see ànd bokk ngeen ci ngeen xamante ni nii bu làmb doon sooxe da ngeen di raam di ko yëkkati jusqu'à votre dernier souffle kon làmb day cosaanu Joal. lamb day cosaanu Joal ay champion yu ne jóge fi am fi ay roi des arènes Manga 2 Fadiouth Yaxya Diop Yékini Joal fii nii Joal Fadiouth Ngazobil ci commune bi la léegi ñu tuddee la lamb ji mais yow li ma lay laaj à part lamb ji mooy yow est-ce que yaa ngi dem di seetaani ay lamb traditionnel ak yooyu. waaw man damay doomu Tivaouane dëkk Thiaroye yàgg ànd ak ay anciens gloires ñuy dem di bàkku ci arènes yi yóbbu naa ay mbër ba taay je ne peux pas faire de la publicité. yoo xam te ni yëpp naa leen su ma doon yóbbu leen arène ba taay kon làmb nekk na loo xam te ni du ma ci gan. lu ma xam la. lutte simple yaa ngi koy suivre bu baax a baax. maa ngi suivre lutte simple aussi parce que ñenn ñi dëkkaloon fële lu mel ni que Thiaroye ak Lamsar. foofu lañ tàmbalee. ci mbapat yi. si arène Doudou Bakassar bi en même temps yi Grand Yoff yooyu. dañ ko yàgg di suivre bay mujj dem arène nationale. Thiaroye tamit boo ko waxee suñu xel day dem ci Reug Reug lutte simple def na lu ne ci lutte simple toj na àll bi toj Dakar léegi moom tamit mu ngi si yoonam. waaw kooku moom dafa jaar fi ay magam jaar rek. Thiaroye nii muy doxee nii noonu lañ ko soxlaa. mooy ñu booloo bokk ndey bokk baay. ñu gën a xam ne làmb du question ay adversaires et autres. bu jàllee damay gis ñoom ñooy ànd ñooy waxtaan ñooy gisandi ku mel ni que Khadim Ndiaye. ku mel ni que Ousmane Diop ku mel ni que ay Reug Reug mi nga tudd noonu. vraiment ñu ngi si yoon daal. léegi làmb ni muy doxee fi ñu toll nii jamono jii nii yow ci sa xalaat lan ngay wax ñi ngànk làmb lan lañ ci yokk ak lan nga gis ne war nañ koo mën a dindi pour làmb gën a avancer. bon làmb du mbëri ñoom ñoo sooxeel làmb. ñi ngànk làmb. di ay promoteur di ay coach làmb foofu la sooxe. kon sport vraiment ministre mi ngi def le maximum. mbëri ñi ngi entraîné fooy wuñ seen carrière mais problème de coach la ñuy am. wala problème promoteur. te su promoteur doxul mbër mi du mën a gis làmb du mën a yëg boppam ci làmb ji c'est ça. léegi ñu ñëw si làmb Joal bi le 17 ak le 18 ñu teg 18 nag ñan ngay woo ak lan ngay wax amateurs yi ak mbër yi pour bis bi mun a taaru. bon gis naa ni bisu le 17 18 bi. boobu bis spécial la ci làmb. du lu ndaw 17 nag ay yooyu yëpp. lu baax la événement bi organisation bi lañ ci gën a soxla. pour que mu am loolu ñu am méthode et déontologie ñu gën ko cee gis ci beneen innovation nga xam te ni làmb ci Joal feneen lañ koy sikkee mais duñ jàpp làmb mukk di ko jaare fii ci Joal ci doomi Joal yi. kon ñan ngay woo ci bis bi. bon ñi ma si woo jiitu si mooy ki nga xam ne moom invité d'abord muy invité doon muy tey ji góor gi muy toog sama kanam di sama frère. di baabu sama doomu ndey. di woo staff Xuma compagnie parce que Xuma compagnie mi ngi nekk ci exploitation des carrières. transport ak tout ce qui est des intermédiation. tey ji ñi ngi nekk ak suñu partenaire suñu invité suñu jigéen muy Latifa Ek. di directrice commerciale bu Taïba Foot International ñuy évoluer ci côté tout ce qui est agroalimentaire nekk ba Turc. ils ont basé partout dans le monde. ñu espère aussi liggéeyandoo ak doomu Joal. yoo xam ne ni yaakaar naa dans le futur di ngeen di jox lu mel ni ay terrain ñu fi benn usine de production mu nekk muy alimenter Sénégal ak ba ci sous-région bi. donc loolu moo bokkoon na si suñu visite bu tay bi. kon jaajëfal nañ ñu jox kaddu gi Latifa vous allez parler un peu. Nous vous saluons. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien, alhamdoulilah. Vous connaissez la lutte sénégalaise? Oui, pour moi, Sénégal, c'est mon pays. Je viens au Sénégal depuis 2015. Premièrement, je me présente, Madame Latifa Haïk. Je suis d'origine turque. Nous sommes Taïba International. On a une usine en Turc, on a une usine en Égypte, à Cairo. On a une usine en Jordanie et en Syrie. Maintenant, on fait les études pour ouvrir une usine ici au Sénégal, Inch'Allah. Le fait que vous êtes choisi comme marraine de ce grand gala de lutte qui est prévu le 17 et le 18 ici à Joal Fadiouth, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un plaisir pour moi, c'est un grand plaisir. C'est une surprise qui m'a fait mon frère Babou et toute l'équipe. Je remercie votre chaîne, je remercie tout le monde. Le Sénégal pour moi, c'est mon pays et je suis entre ma famille. Ok, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. góor gi looy tëjee. wala hélas bu amee lu mu ciy yokk. bu dee tëj bi mooy juste xanaa am lu ñu si yokk rek mooy ci doomu Joal jeunesse bi plus particulièrement
ndax ressources yi nekk Joal il est censé que doomi Joal xam ko ndax lu mel ni que le premier président de la République nekk doomi Joal loolu nekk na soññe ci bépp jeunesse bu yeewu fii ci Joal tey ngeen nekk koo xamante ni vraiment kenn la ci administration de l'État muy madame la ministre Sophie Gladima qui est le maire de la commune de Joal-Fadiouth, vraiment qui était notre ancien ministre des Mines et qui a marqué ses empreintes durant ses fonctions. mu nekk koo xamante ni daf ñu yàgg a taxaw bi muy nekk suñu ministère man je suis dans l'exploitation des carrières mais vraiment que durant bi fi nekkandox ñun sant yàlla yokk na nag léegi alhamdulilah mais vraiment ñu ngi koy souhaite tout ce qui est de succès ci yoon bi mu nekk li di ko ñaanal mu yeggale jàmm te xam ne làmb ji gis nañ position ak taxawaay bi nga xam moom la ko am ci làmb ji mais plus particulièrement aussi mu gën a jox loxo jeunesse bu Joal ndax buñ nee pétrole ñu dégg ko lu mel ni que Sangomar tey exploitation c'est bien beau parce que c'est quelque chose de rentabilité donc au niveau du monde au niveau international mais nañ xoole aussi quels sont les risques ba mu mën a affecté ci côté pêche bi nga xamante ni ci ngeen di góorgóorlu di si yëngatu muy déchets yi nga xamante ni ay produits chimiques la ñu bañ koy dugal foofu ñu am ay centres d'évacuation tey ci côté pêche bi ngeen di liggéey vous avez besoin des centres de refroidissement lu mel ni ay unités de transformation da ngeen koy soxla mu nekk loo xamante ni vraiment ak ñenn si ñu liggéeyandoo buñ ci joxantee loxo maanaam unité de production yoo xam te ni dina ko dikke fii mais juste que jigéen ñi ak góor ñi mën ci yegg seen bopp ndax boo xoolee suñu yaay yi toog ñenn si ñoom jox na ma si ñi nga xamante ni 4 heures du matin du leen fekk ñuy xoole ci kawam lal dinañ jóg ñooy dugg ci àll bi di jënd ay persil di napp ci géej gi di jaayi 11 heures midi ñu ñëw bu ñu jaayee seen i doom jàngi midi añ war cee wàcc gontoot ñooñu ñii mérito nañ ay corridor bu ñuy wax corridor ñii ñoo tax kon bu fekkee am nga yaay yu mel nii mun la fanweeri at a ngi nii 5 heures du matin musuma fekk ci kaw lal kooku doomam war na ko wàcce te ci jeunesse bi lañ ko gën a séentoo kon ngeen jàppante ngeen liggéey vraiment ñun ñoo ngi ci ginnaaw jeunesse bi parce que ñun on est tous ces jeunes mais on est censé à relever des défis parce que Sénégal ñun ñoo ko bokkali wasalaam di nuyu nag njabootu Lamyn TV bi yëpp ci efficace ak xarañteem mu dem ba nekk télévision délégation bi ñu ngi ni ñoom Adja Aïcha ñu ngi fii ñu ngi ni tamit dañuy ay bañ a feeñ mais il faut que ñoom ñuy wax voilà le mot de la fin góor gi. waa Lamyn lu dul kontaan di sant waa Joal yëpp di woo waa Joal yëpp commune Joal-Fadiouth yëpp ak li ko wër ba si les îles du Saloum di woo Sénégal yëpp parce que man góor gi moom ku ma xam si làmb nga ma xamee quoi di woo ak lu làmb yëpp waa di woo ak lu làmb yëpp le 17 ak le 18 waa ñëpp ñëw mbëri yi leen di woo ñu ñëw bëri si waa di remercier waa Joal yëpp Joal-Fadiouth di remercier waa Joal-Fadiouth yëpp waaw di remercier encore sama mag yi nii ak sama yaay yi ñëw parce que ñii samay mag lañ kii sama mag la kii yor bool bi nii kale sama yaay la ak ñeneen ñi ñëpp samay famille lañ quoi leen di remercier bu baax kale sagar la sama jabaru nijaay la quoi waaw leen di remercier bu baax parce que itam nit moom amul lu dul mbokkam nga xewle benn xama ñëw ma expliquer leen rek ñoom ñu ñëw xam nga ñëw war a taxaw sama bés dama leen di gërëm leen di sant quoi waaw di sant leen di sant encore Lamyn TV ak Zal xam nga parce que vraiment yow foo ma fekk xam nga lu la neex nga may def ma ne xam nga su ma soxlaa si yow dama lay woo rek doo si teg baat waaw doo si teg baat da ngay ñëw affaire yooyu quoi vraiment kontaan si yow trop di la ñaanal yàlla li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal te yàlla musal saytaane waaw yow moom booy bu baax nga quoi waaw jaayef grand góor gi kontaan nañ bu baax jërëjëf aca tout droit ziar nañ leen bu baax a baax ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy le représentant de la mairesse ou du maire de Joal-Fadiouth madame Siby dañ koy bàyyi mu présenté après ñu waxtaan ci lamb ji ak invité d'honneur bi nga xamante ne moom lañ def madame le maire xam naa daa amul temps moo tax ñëwul ziar nañ la bu baax. jërëjëf ñu ngi lay delloo ziar bu baax. tur bi naka la. Saliou Sarr présentation sa liggéey ci Joal wala fonction. bon man pratiquement maa ngi ci ministère de madame Siby. comme chargé de mission. en même temps tamit fii tamit au niveau de la municipalité. maa yor tout ce qui est travaux. waaw. ngeen nekk maire wala madame Siby nekk maire defagul sax at mais gis nañ yi muy def biir Joal man gis naa fi ay affaires yu bëri ay oto mbalit jeunes yaa ngi am ñi ñuy recruter yooyu baax na si. ñu ngi leen ciy remercier di leen di ñaan aussi ngeen yokku mais ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy Ali Kalaj bi làmb ji
ñu def leen invité d'honneur loolu nan ngeen ko dundee. waaw lu sant yàlla rek. parce que tey suñu defee invité d'honneur mooy li nga xam ne mooy li jaadu. parce que commune Joal Fadiouth tey fu ñu toll nii. mën na fi def lenn tooxoo maire commune Joal Fadiouth muy Sophie Gladima. kon donc moo njaboote ñëpp. comme lépp lu ñu fiy def rek loxoom daf ci war a nekk. loolu moo tax ñu siy kontaan bu baax. ñu ñëw ci dëkk boo xam ne dëkk cosaan la. parce que ñun ñi suñu cosaan ñun ay ñoomin ki lañu. kon donc tey làmb suñ koy wax ci Sénégal Joal Fadiouth moo tax. ñu ñëw ànd ak sunu doomu mbaay muy góor gi. baabu. donc ak xuma. ñu nekk suñuy wëlëre yu yàgg. góor gi kenn ku ne xam na jaar-jaaram ci làmb ci Sénégal. donc suñ ñëwee taxawal bés bu mel nii. ñun waa Joal Fadiouth suñu feete la war a doon. donc loolu moo tax ñun bés bi di ko rafetlu di ñaan ñu àgg ak jàmm ak salaam. acca kon jaajëfal nañ la. waaw mot na waaw. acca tout droit.